Ndiaye Niang moo fi teewal parti démocratique sénégalais bokk ci C25 xëy na sax tuddin bi ci jamonoy campagne électorale ñu ne moo fi teewal parti teewal fi candidat lu ñuy lijjanti la sax ci émission bi Marie Sow Ndiaye Niang maa ngi lay nuyu. Abdoulaye maa ngi lay nuyu di nuyu auditeur ak auditrice su TFM di nuyu madame la directrice Thérèse Faye Diouf ma sœur di nuyu askanu Sénégal yëpp di wax rek ni ñu dugg si ak jàmm génn si ak jàmm te génn si ak loo xamante ni dina jëriñ askanu Sénégal surtout du moment que ay jigéen lañ nekk ay ndaw aussi ñu am fuñ ñuy xaar donc ñuy ñaan rek débat bi nekk débat de haute portée pour ñëpp mën si gis seen bopp aussi. mu am ñaari bogos yoo xam ne foog ma vraiment wax ci ñoom mooy wax bi lu gàtt lay doon rek muy monsieur Niang xam na boppam monsieur Diouf xam na boppam ma leen di gërëm ñu dénk ñu leen diiru waxtu ak genn wàllu du ko wees mais di leen xamal ni ñoom monsieur Diouf ak monsieur Niang Saint-Valentin bi bu ñaar ñiy dellusee mu gën a neex kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax et puis di leen ndokkeel aussi ci ñi nga xam ne nii ñooy seen i borom kër parce que souvent ci góor ñi la ñuy gën a wax jigéen ñi nekk seen ginnaaw mais jigéen ñi nekk ci kujjee gi aussi baax na léeg-léeg ñuy fàttaliku ne ay góor ñoo nekk seen ginnaaw nekk seen kanam sax sañ naa koo wax nekk à gauche nekk à droite di leen taxawu ndax xëy na ñoom seen yitte ci yitte politique mayu leen benn jot ku ne nag yaa ngi ci li nga xam ne ni ci nga nekk mais en tout cas ñu leen di sargal ñoom monsieur Diouf bu Thérèse Faye Diouf ak monsieur Niang di borom këru Marie Sow Ndiaye Niang Marie Sow yaa fi teewal parti démocratique sénégalais li sabab nag nga teew fi xëy na sax mën nañ ko tënk ci li nga bokk ci kuréel bi di C25 nga xam ne opposition bi wala bokk ñaar fukk ak juróom-ñaar yi candidaté woon te féetuwuñu nguur gi ñoo ko taxawal pour ne dañoo bëgg élection yu leer sañ naa ne da ngeen a juux ci campagne bi ndax xaw ma nu ma lay présenter ban candidat mais candidat amul mais lan moo waral ba léegi ci kujje gi kenn doyu leen pour ngeen tànn ci juróom ñi nga xam ne nii ñoo fi nekk pour ngeen mën a am baat ci bésub élection bi ndax tey am nga fi baat ci jotaay bi waaye bu continuer ni bésu élection bi gëm naa ni du ñu leen dégg te du ñu leen gis wala déet. waaw Abdoulaye encore une fois maa ngi lay nuyu di wax ni sama teewaay mën na bañ a nekk benn étonnement si kanamu si bëtu askan wi si seen dégg-dégg aussi ndaxte nag dama bokk parti bu mag muy parti démocratique sénégalais ñëpp xam ko muy parti boo xamante ni fu la neex dugg si biir Sénégal di nga fa fekk structure am di nga fa fekk cellule am di nga fa fekk secteur am di nga fa fekk fédération aussi donc parti bu toll noonu de 1960 à maintenant muy participer ay élections tey jii ñu gis lu am biir Sénégal loo xamante ni nag dafa nuyoo woon ñëpp tànqamlu ba mu nuyoo wépp certes suñu kër la tànqam la nuyoo woon mais amoon na quelques nit yoo xamante ne xawoon nañ taxaw déglu et su ma waxee loolu moom xam na ni ma lan ngay junj noonu violence bi feeñ tey moo nuyoo woon violence bi feeñ tey dafa am fu mu njëkkee ndorteel ba nag dafa fekkoon ni dañu taxawoon ñëpp mën naa wax Sénégal ñi nga xamante ni ñoom la ñuy wax les porteurs de voix surtout ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a delloo si askanu Sénégal dañu taxawoon seetaan violence boobu tey pour ñu mën a duggaale si sujet bi violence boobu ñu teg si kaw parti démocratique sénégalais muy violence par rapport à la justice tey loolu moo tax parti démocratique sénégalais teewul si élection yi mais ñu ne teew na si élection yi parce que nag ku xam maître Abdoulaye Wade xam ni du caaxaankat ku xam maître Abdoulaye Wade xam ni politique rek lay def mais politique bi muy def mooy politique gu jëriñ askanam ba tax tey jii mu jaral ko mu ñëw war a ëmbaat partem bi nga xamante ni mooy toujours le secrétaire général national aussi nay leer si bopp nit ñi. waaw mais loolu am ngeen droit am seen péete bopp jàppee ni lu dëggu lu baax ci askan wi rek lay dox du xalaatu ñi nga xam ne nii ñoo nekk ci kujje gi te bokkuñoo ngeen par li ñu jaaxal ak fi sama laaj jëm mooy bokkoon ngeen ci xëccu bokkoon ngeen ci candidature yi. alors bi ñu gàntalee seen bos ngeen commencé gis xëy na problème yëpp parce que tey bu ñu nangu woon si seen candidature dafa mel ni yéen a ngi bokk kon tey di campagne di wër réew mi. Abdoulaye loolu boo ko waxee dama naan peut-être suivre woon constance su parti démocratique sénégalais et may rappeler toujours que ni juste après élection législative parti démocratique sénégalais bindal nañ livre blanc soumettre ko askanu Sénégal yëpp. tey jii ku mu neex mën nga ko am version électronique ak lépp mu ngi fi. mais xam nga loolu ñi bokk ci C25 yëpp nangu nañ ñoom ñëpp dañuy wax ni dafa am problème yoo xam ne d'accord ñu ci mais par contre comme nangul nañ leen seen candidature ñu ngi campagne moo tax ma ne lu ngeen contre processus bi buñ la nangu leen seen candidat xëy na seen discours du doon bu élection am déet xam nga tey nanguluñ ñu
man je dis que ni peut-être l'objet de